mu gën a fësee rek fi nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi ci loolee nag dañu daal di dem ba fële nga xam ne moom moo di ca Mali nag buñ ko tuddee rek xel yëpp day dem ci li nga xam ne nii rek moom moo fa xew ni ki démb ak barki démb mu di rek coup d'état bi nga xam ni daal na fay am lu ni mel nag dafa tax ñi nga xam ne ñoo di ñenn ci ay sénégalais daal di ci génn ci réseau compte seen contre yi nga xam ne moom lañu am ci réseaux sociaux yi daal di ci wax bu baax a baax joxe ci seen i kàddu bokk na ci ki nga xam ne nii moom moo di rek njiitu réew mi di président Macky Sall moom génn rek ci fi nga xam ne moom moo di ci Facebook am naka noonu ci Twitter bi daal di cay wax rek li nga xam ne ni moom moo di problème ba am ca Mali waaye itam ki nga xam ne moom moo di imam Makhtar Gueye ñu xam ko moom tam mu fës lool ci wàllu wi daal di nay wax ci li nga xam ne ni rek moom moo jëm ci problème ba am ca Mali waaye kii di Tahirou Sarr aussi gis nañ ko moom tam mu daal di àddu jëmee ci mbir mi moom sax ba mu àddoo jëmee ci mbir mi moom la mu xamle ci fi nga xam ne ni rek moom moo di ci compte Facebook am moom mooy que ñi nga xam ne ñoom ñoo di tubaab yi maanaam français sax la wax ñoom daal la jàpp ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di milice yi nga xam ne ñoom ñoo jëlee IBK ci fi nga xam ne moom moo di ci chaise bi mu toogoon ba tax na tam ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Diaz aussi daal dinay rek addu ci mbir mi jëmee ci wàllu wi daal nay génn ci compte Facebook moom aussi daal di wax ci mbir mi waaye ñoom ñëpp daal li ñu wax moom mooy que dañu daal di kañ ki nga xam ne nii moom moo di rek imam Dicko mi nga xam ne moom moo doon imam bi nga xam ne moom moo doon génn chaque vendredi daan manifesté wu pour daal di rek nee na libéré li nga xam ne nii moom moo di pays malien bi maanaam daal di wane rek ni IBK dafa war a wàcc ci chaise bi nga xam ne nii toogoon na ci ginnaaw gi sax dañ leen di fàttali que moom mi nga xam ne moom moo di imam Dicko bokkoon na ak ki nga xam ne moom moo di IBK coalition ci ba muy falu di ñëw ci boppu réew mi ci loolee sax ginnaaw gi la ñu déggoowul ci ay kàddu moom mu daal di rocceekuwaat ci boobule nguur daal di jël tànk boppam waaye tam li mu def moom dafa jàpp ne dafa def pour dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di dëkkam daf leen a jëlee ci li nga xam ne nii rek moom mooy métit bi nga xam ne nii jàpp na ne moom la ñuy dund waaye nee na defewu ko ngir defu ko ngir ut place wala sax muy ut réew mi wala leneen moom bi mbir mi amee sax bi nga xam ne moo di milice yi jël nañ li nga xam ne nii rek moom moo di pouvoir bi daal nañu jàpp ki nga xam ne moom moo di IBK ba mu taxaw ba daal di tekki ndombal tànkam waaye tam daal di tas li nga xam ne moom moo di assemblée nationale bi ko doon dooleel waaye itam mu daal di tekki ndombal tànku ñëpp ñi nga xam ne nii rek bokk nañ ci nguuram moom bi mu defee loolu ba pare moom imam Dicko dafa daal di génnaat daal di ne rek lii la ci bëggoon mais bëgg ci woon leneen du ndombal tànk du lenn loo xam ne mu ngi koy bëgg léegi nag day bàyyi peuple bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ministre yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo téye dëkk bi ci seeni loxo waaye itam ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi ma lim rek ci ay sénégalais ñoom ñu wax ci mbir mi la ñu def moom moo di rek daal di félicité ki nga xam ne moom moo di imam Dicko daal di koy kañ ci courage bi nga xam ne nii am na ko ak fa mu ci génne waaye tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi kenn demul ñu des ñoom tam commenté nañ bu baax a baax li nga xam ne nii moom moo di yooyu les publications ñoom boo dee xool ñoom tamit dañuy ànd ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo kañ bu baax imam Dicko ak milice yi nga xam ne tey ji ñoom ñoo jëlee IBK ci foofee ci bopp nguur gi ñoom li ñuy insisté sax di ko waxaat mooy que ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy africain dañoo war a am fulaay def comme ñi nga xam ne nii tey ji nee nañ boo toogee ba te sa toog soxalul ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi te jàppale woo askan wi nee na ci nuñ la mën a jëlee war nañoo mën a def en sorte que di nga fi jóge ci nii wala ci nee ñoom daal li ñu def moom mooy que dañu ànd ñoom ñëpp rafetlu imam Dicko taxawaayam waaye tam ñu rafetlu milice ni ñu jëlee pouvoir bi ci loxo ki nga xam ne moom moo di IBK. Ouais, en tout cas am na solo parce que depuis wakki démb bi yëfi xewee c'est vrai que ñu ngi jël colonel Diawla je pense di partager ay image am di ko gañ waaye ki nga xamante ni moo di imam Dicko je pense que moom mooy l'homme fort du Mali comme ni ñu koy waxalee le colonel Diaw mais je pense que moom imam Dicko moom mooy l'homme fort parce que moom moo déclenché li nga xamante ni moom la askan bi xeex ba tey ñu jëlee ci li nga xamante ni mooy ndam li nga xamante ñoom am nañ ko ci et puis je pense que moom si boobu à travers moom yeneen imam yi nga xamante ni ñu ngi fii nii au Sénégal war nañ tirer leçon bu baax ci li nga xamante moom la imam Dicko def parce que tey jii nii malheureusement fii au Sénégal da ngay gis ay imam yoo xamante même julli vendredi sax bu ñuy xutba da ngay gis que ni xutba bi dafay raxaale tuuti politique di wane li nga xamante moo di seen ay appartenance alors qu'on n'a pas besoin de ça dans ce pays bu ñu mënul jàppale ci li nga xamante ñun moom la ñu bëgg donc des fois nañuy noppi tuuti ñun ñu daal di jël yëf yi suñu bopp daal mais en tout cas Mali ñu ngi ñaan bu baax jàmm sax fa bu baax a baax Mali parce que coup d'état aussi quoi qu'on puisse dire des fois bu amee xel yi dafay xaw a tey tuuti mais yàlla na fa suñu borom def jàmm et encore une fois bravo à imam Dicko
di masaw sax ak nag di bàyyi xel bu baax a baax sénégalais yi nga xam ne nii ñoom ñu ngi foofu Mali di daan seen doole ak yeneen ak yeneen ñu ngi leen di seet bu baax a baax di dalal seen xel di leen ñaanal aussi fa ñu nekk rek ñu toog fa ak sunu borom yàlla teg loxo bu baax ci seen kaw ba tax na dañu daal di jàll ci leneen madame Guèye daal di wax ci leneen loo xam ne tam soxal na internet yi ba tax na daal nañ ciy wax ci nu mu gën a yaatoo mu di rek ab vidéo boo xam ne mu ngi circuler ci réseaux sociaux yi ñenn ñoo xam ne nii dañoo jóg ci ay population bi ngir rek daal di dénoncer benn mbir boo xam ne nii dafa am ngir ci ay suuf yoo xam ne dañ leen koo jaay suuf si ñoom actuellement mënuñu koo jëfandikoo benn yoon xool nañu nee nañ méthode bu ne def nañ ko mais mënuñoo jëfandikoo suuf soosu ba tax na ñoom ci biir li nga xam ne moom moo di ci vidéo yooyu wane nañ ci que seen doole lañ jëloon seen ay dërëm ñaar dërëm lañ dajale ba mu doon alal ju takku ndax fii ku ne xam ne ni suuf léegi pour nga am ko il faut nga dajale xaalis gis nga ni ñu koy wane nii ci fi nga xam ne moom moo di ci écran bi il faut nga dajale xaalis bu takku ngir mën a am suuf waxuma sax kër waaye terrain lii mooy suuf si gis nga ni ndox ndox mi moo fees dell ci terrain yoo xam ne dañ leen ko jaay lii nag mi ngi nekk cité Baobab yi nekkee Mbao cité Baobab yi nekkee Mbao la biir cité yi gis nga nii la cité yi mel am na ci ay kër yoo xam ne tabax nañ ko pare seeni borom dëkk nañ ci waaye biir cité yi am na ci terrain yoo xam ne jaay nañ ko ba pare mais terrain yi nii la mujjee mel dafay inondé tey nee nañ ci waxuñu sax inondé bi mu inondé waaye même bu taw bi jàllee dinay nekkaat ndox bi di ball ci suuf ba tax na du doon loo xam ne nii dëkkuwaay bu adéquat la ak nit ñoo xam ne ni tey ji ñu ngi bëgg a dund ci dund bu normal ñoom nag ñañu joxoñ baaraamu tuuma du ñenn ñu dul Baobab Holding nag ñoom ñoo leen jaay yooyu le terrain parce que ñoom ñoo moom boobule cité Baobab ba nekkee ca Mbao nee nañ entreprise boobu def lu do rek daal leen di nax jël suuf si jaay leen ko ci somme yoo xam ne ni tey jii dañ koo joxe cash ñu pare ne leen dañuy assainir li nga xam ne ni moom moo di lieu yi dañ koy defar ba nga xam ne ni ñoom dinañ ci mën a tabaxaat dëkk mais bi ñu ci seen ay surprise dañu fekk que ndox bi moo leen jiitu avant ñoom ñuy bëgg a tabax ak yeneen ba tax na tam daan nañuy ñaawlu li nga xam ne nii moom moo di mbir mi waaye tam ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di internet yi comme ça so ne ni ñu koy defee kenn demul ñu des daan nañu commenter ca nañ ko bëggee ak nañ ko mënee am na ñoo xam ne ni nee nañu secteur bi gën a bon actuellement fii ci Sénégal mooy immobilier wàllum immobilier nee nañ ci jamono ji ñu wax ak yéen sooxe goo xam ne jar nañu ci bàyyi xel bu baax di ci def taxaw seetlu di ci waxtaan nee nañu ba tax na ñenn ñoo xam ne rek ñoom ñoo di internet yi ci ni ñu commenter nee nañu dëkk bi daal fi mu gën a metti actuellement bokk na ci wàllum immobilier parce que nee nañ boo dee xool dëkkuwaay nekk na loo xam ne ni tam dafa baax ci doomu aadama bi doomu aadama war na dëkk ci dëkkuwaay boo xam ne dafa sell waaye tam dëkkuwaay boo xam ne nii da ciy dëkk ak xel mu dal parce que nee nañ boo dee xool nga jël kër goo xam ne dañ la ko jaayee lu cher di la ko fayeekuloo banque nga war di fay chaque mois bëgg di dundal sa njaboot et tout lu ñu jara xoolaat la nga jël appartement wala nga jël chambre boo xam ne ni tey jii tolloowul ak sa doole ak foo ko mënti jël ndax nee nañ boo dee xool fépp foo xam ne nii ñuy wax sax naan location fa la gën a yombee wala suuf fa la gën a yombee nee na boo fa demee tey jii tant que génne woo lu takku doo ko mën a am et tout ba tax na tam ñoom foofu rek la ñuy waxee xanaa rek yeneen kii dañuy bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi ku ci nekk boo amee loo ci sànni moom mooy gën a taxaw que li nga xam ne moom moo di commentaire yi ñu bëgg a lire. D'accord man bi may gis image bi xaw ma woon ni sax Mbao la mais bi nga nee Mbao rek j'ai tout compris c'est-à-dire Mbao mi ngi ci département de Rufisque c'est le département de Rufisque en général ci boppam moom mooy yàqu yaxeet ñun ndeysaan dañoo tumuranke li nga xamante moo di ay autorité nañu ma jéggal mais dañ leen fa teg mais la nga xamante moom lañ leen soxlaa ci lu bëri et boo gisee li nga xamante moo di inondation travaux terre yi parce que y a des parties ay localités yoo xamante ne daawul mel nii mais depuis travaux terre yi ñëw ñu ferme ko et puis élevé ko ba mu jug am na ay gox-goxaan yu bëri yoo xamante ne au niveau de Rufisque dañuy inondé comme pas possible je prends l'exemple de Colobane man dama leen yërëm seen kër yaa ngi ci biir ndox mi alors que avant terre bi di ñëw woon ak yeneen i quartiers yoo xamante ne ñu ngi ci département de Rufisque seen kër yaa ngi ci
depuis que terre bi ñëw et autorité yaa ngi fa ñu ngi siy teg seen ay bët chaque jour mais malheureusement jëluñu si benn décision boo xamante ni dañ war a mën a accompagner li di population mais tamit benn instant y a tamit une partie de la population boo xamante ni man tamit dama leen di xaw a blâmer tuuti parce que am na ñoo xamante ni dañuy ñëw di jënd terrain foo xamante ni ñoom leer na ne fii yoonu ndox la woon foo xam ne dex sax la woon nga ñëw jënd fa terrain te comme ni ñuy wax des fois ndox du bàyyi yoonam boo dëkkee aussi tôt ou tard ndox mi dina ñëwaat récupérer li nga xamante ni moom la yooyu tamit nañ ciy bàyyi xel bu ñuy jënd ay terrain pour sanc fa li nga xamante ni moo di dëkkuwaay. surtout. fi nga daaneele rek muy problème mu dëkkuwaay bi coro terrain yu baax yi dafa am prix même bu fekkente ni da nga am agent immobilier boo xam ne dafa ñu proposer la ay prix dafa am loo xamante ni lu normal la war nga ko mën a jàngat càmbar ko ba xam fi ñu la war a daggal ak fi nga war a kii dan la mais nit ñi léegi li ñu lay proposé mooy yoon bu gën a yomb dañu la naan fii boo toogee 10 ans d'ici 10 ans boo ñëwee di nga fi mën a dëkk parce que nit ñaa nga fa te foofu amaana dex la woon wala yooyu noonu comme ni ko Fatou Ka waxee léegi ndox du bàyyi yoonam beneen côté bi aussi bi ñuy wax comme li ñuy wax état dañuy wax ni gouverner c'est prévoir parfois comme terre bii nii ji nga xam ne moom la indi ci côté dëkkuwaay yooyu li ko jàppe daanaka jàmm gan côté mbaaw yooyu noonu kenn xamul nu mu toll ay problème yu bari ñu ci bari seen kër yi ñàkk nañ ko parce que ndox bi amatul fu mu jaar dañu tal yoonam ñoom tamit foofu la ñu mën a resté léegi nag boo tabaxee aussi da ngay daal di amaat beneen problème am na ñoo xam sax seen problème yëpp mooy pour ñu def sax seen fondement c'est tout un problème parce que bu fekkente ni da nga moon ndox mi ñëw jël nga commencé fondement muy toj loolu y a problème donc bu ñuy jënd daal nañuy xool fi ñuy jënd et puis yi nga xamante ni tamit mooy côté immobilier bi war nañ ko seetaat bu baax a baax am ñoo xam ne dañ koy def du ñu jàng droit xamuñu sax lan mooy seen ay droit ak lan lañ war a def ñenn ñi dañuy nekk courtier ba yàgg ci rek xëy rek nga dégg ñu ne ubbi naa benn agent immobilier effectivement waaw wut say terrain commencé jaay loolu aussi daal état bi war na ko seetaat war na ci jógaat bu baax a baax ñu régulariser waat li nga xam ne mooy le secteur de l'immobilier d'accord ñu daal di jàll waaw dañuy daal di jàll ci leneen rek moom la ñuy jeexalee sax Fatka daal di dikk ci leneen loo xam ne rek daal dinay xew ci fi nga xam ne moom moo di ci Sénégal waaye tam réseaux sociaux yi ñu ngi koy wax bu baax a baax doon na loo xam ne nii dafa tukkee ci benn waay joo xam ne mbisaan lañ koy woowee mbisaan nag ci jamono ji ñu wax ak yéen moom ak jabaram couple bi nga xam ne nii ñu ngi def buzz bu baax a baax ci réseaux sociaux yi li ko waral nag moom moo di ne dafa am ab télé boo xam ne nii fii ci Sénégal la basé woo télé boo xam ne wàllum solo yooyu sax ci lañ ko gën a xam daf leen doon interviewé ñoom ñaar ci ñu taxaw rek benn journaliste wala sax mën nañ ko nit ñi nee nañ comédien la ki leen doon interviewé comédien la daal di leen di laaj que moom Mbissane ndax mës naa nu ñu koy waxee mës naa trompé jabaram waaw kay mës naa trompé jabaram ci loolee nag la Mbissane daal di ne waaw effectivement mës na trompé jabaram ci loo xam ne ni jabaram yow mësu koo yëg mësu ko koo wax mais ci léegi foofu noonu ñu ko doon interviewé ci la jabar ji yëgee mbir mi mu daan ne moom daal mës naa trompé jabar ji parce que xaritu jabaram mësoon naa ñëw ci fi nga xam ne ni moom moo di ci këram daal di fay fanaan fekk jabaram nekku fa comme toog na ba guddee mun na ko fanaanal bi mu fanaanee nag nee na jigéen daal xam nga jigéen ak góor fu ñu fanaan rek lu ne mën na faa am ñu insister laaj ko mu ci ay waxam mu xam le ne carrément moom ak xaritu jabaram jooju demee woon na neneen daal ci loolu nag jabaram daal di xam ku ne xam na jigéen ak fa ngay toll te li mu wax ñaaw na ñaaw goo xam ne ni kenn rafetlu ko tax ba ki nga xam ne moom moo di jabar ji daal di fippu ci mbir mi daal di attaqué jëkkër ji ci biir li nga xam ne moom moo di interview boobu bi interview boobu génnee tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Sene News ñoom ñoo jël interview bi daal di koy tas yaatal ko parce que tam ci média yi da ngay xool ne am na ñoo xam ne ni suñu waxee ci mbir mi ñoom ñooy gën a fësle que ñeneen suñu waxee alors que du ñoom ñoo def interview bi waaye ñoom ñoo jël li nga xam ne ni moom moo di vidéo bi daal di koy tas ci réseaux sociaux yi bi ñu defee loolu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi ci la ñu am boobule information da commencé di dal ki nga xam ne ni moom moo di Mbissane xas nañ ko ci def nañ ko ci lu ne waaye tam ci li nga xam ne ni rek moom mooy ci leneen li yokku ci boobule information mooy que dañu xëy démb rek Mbissane daal dem ci fi nga xam ne moom moo di ci locaux ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Sene News dem di ko commencé di saccager di def ay yëf daal di leen saaga di wax di leen wax lu ñaaw di wax ni ñoom ñoo tas sëyam ci kaw li nga xam ne moom moo di vidéo boobu ñu jël tasaare ko ci fi nga xam ne moom moo di ci àdduna wërngal këpp ba tax na tam ki nga xam ne ni moom moo di Mbissane dafa àndoon ak ay nit dem ci fi nga xam ne moom moo di ci foofee ci locaux Sene News yi di wane boppam di saaga di leen wax lu ne di leen yàq xeme gis nga comme ni ñu koy wane ni ci photo bi vidéo bi tas na
ne moom moo di ci réseaux sociaux yi ku ci dugg di nga koy gis ba tax na tam lu ni mel ñor na ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi ñoom la ñu njëkk a wax moom mooy que télé yi ak ñi nga xam ne nii ñooy télé en ligne yeeg médias yi nga xam ne tey ñoom ñooy fësal ñoom ñooy yor wàll wi dañu wàcc ba de trop ñenn ci yi nga xam ne moom moo di médias yi koy def sax daan nañ leen cité ci li nga xam ne moom moo di ci biir commentaire yi boo dee lire di nga ci gis ñoo xam ne nii dañ leen tudd seen tur que ñoom defuñu dudd rek yàq li nga xam ne ni moom moo di askan wi waaye itam defuñu dudd di incité ci yenn yoo xam ne ni kenn waru cee teg bët parce que nee nañ boo dee xool loolu nga xam ne ni tey jii Mbissane moom la def ak moom moo am nekk na loo xam ne ni jarul di fësal et tout li tax nag ñun ñu indi ko ci fi nga xam ne moom moo di ci plateau bi bokk na ci dimbali ñenn ñoo xam ne ni tam ñoom ñooy yëngu ci wàllu média parce que tam ci sunu biir la ñu mën a waxtaanee pour xam li nga xam ne ni moom moo baax ak moom moo bon ñu koy xool di ko wan ñi nga xam ne ñoom ñoo di téléspectateurs yi waaye itam ñu koy wan internautes yi ak ñeneen ak ñeneen rek ñoo xam ne dañuy bàyyi xel bokk na ci loo xam ne ni sax jarul yaatal li Mbissane def ku ne xam na ne rafetul benn yoon gis nga xeex bi nit ñu koy wanee nii ci fi nga xam ne moom moo di ci écran bi Mbissane moo dem fi nga xam ne moom moo di ci locaux SeneNews yi ñu ngi koy jàpp moom mi ngi fippu di leen saaga di wax loo xam ne ni kenn mënu koo dégg ci nopp ne ñoom ñoo tas sëyam ci interview bu nga xam ne ni defoon na ko ak benn télé de la place loolu tam ñor na ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi daal effectivement je pense que sax commentaire yi sax jaru mu yaatu parce que kaala boo xamante ni depuis semaine bi ba mu fin semaine bi sax laay wax ba tey jii nii mu ngi daw ci li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi d'accord moom Mbissane mën nañ ko nangul que ne ñooñu waa SeneNews ñoo sayam mais en collaboration ak moom parce que moom lañ tendre micro yow déjà yabaate weesuwul yow tu trompes ta femme avec xaritam nga mosoo ko wax yow ñu dékk le micro sa jabar taxaw nga am audace yabaate di wax naan oui mës naa ko tromper ak xaritam di expliquer comment ça s'est passé alors que yow mosoo toog ak moom nga wax ko loolu manque de respect la envers ki nga xamante mooy sa soxna ak envers yow si sa xamante mooy yow sa bopp aussi ñi nga xamante ni mooy ñun suñu biir le secteur de wàllum média ñun tamit ñu ngi wax léegi wàllum assainissement ci immobilier mais tamit suñu secteur bii nii dañ ko war a assainir bu baax a baax parce que léegi golo gu jug nañ ma jéggal ci expression bi golo bu jug nga tijji sa site golo bu jug nga ne yow journaliste nga di jël micro du caaxaan en fait boo demee ba teeku di ko dékk doomu aadama am am sens moo si war a génn tey jii nii lii nii bi yëf yi amee man sincèrement waruñu ko woon jël di ko publier ci réseaux sociaux yi mais malheureusement léegi sites yi ñoom buzz ci boppam moo leen ëppal solo génnee information boo xamante ne dina amal askan bi njariñ lii tey site dem ba tas sëy xam nga loolu àq la boo xamante ni di nga ko layox nit ki di nga ko layox aussi suñu borom bés boo génnee àdduna donc yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te suñu secteur bi nañ ko assainir bu baax a baax parce que lii tamit daf ñuy metti ñun en tant que journaliste ñuy toog di dugg ci réseaux sociaux yi gis ñuy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg si suñu der malheureusement waxtu bi daf ñoo dab coow on te remercie bu baax a baax ci li nga ñu indiloon jox la rendez-vous semaine prochaine incha allah. waaw comme ni nga ko waxee rek madame Guèye di joxe rendez-vous semaine prochaine waaye bala may dem ma daal di profiter nuyu kii nga xam ne moom moo di Fama Diaw Mbour maa ngi lay saluer de passage. di la wax ni rek gis naa woote yeeg appel yi di la gërëm bu baax a baax aussi monsieur Mandela mi ngi lay nuyu bu baax a baax. di joxe dig daje rek ni ki jeudi incha allah. d'accord incha allah à jeudi nga bisul ñu bu baax bébé Luna. d'accord ñu ngi koy fóon bu baax suñu bébé boobule ayca dañuy daal di ñëw léegi ñu daal dem ci rubrique actualité.